asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñi ngi amee ci mbégte di leen ziar di ànd ak yéen ci émission bu mag bi di émission Petit Matin tey nag ma fas yéene ci ànd ak soxna Anta Wade di suñu collègue journaliste ak soxna Oumy Ndoye féetee ma sama càmmuñ di journaliste également ñu ràññee ko ci média bu Sénégal waaye avant loolu rek damay profité ci occasion bi di ziar le PDG le khalife général le roi médecine traditionnelle du monde the king of the all the king di Alaaji Thierno Moule Sow di ko jox wàccuwaayam di ko wax Pulo Sow di ziar aussi ay waajuram donc mu nekk mbégte toujours di ànd ak yéen sur la TMS TV kon soxna Anta ñi ngi lay ziaraat di la dalal ci la TMS TV di télé bi nga xam ne moo feeñal lépp lu nëbbu ak seen émission Petit Matin. salaamaaleykum mbokk internet yu TMS TV di am kontante bu weex ci invitation bi ma invité yow Moustapha di jàll ci nuyoo bi soxna Oumy Ndoye nekk journaliste bu mag ñu bëgg a taataan sax ci moom nga jërëjëf yéen ñi. alors soxna Oumy ñi ngi lay ziar defe naa ni yaa ngi ci sa kër ñi ngi lay ziaraat bu baax a baax di la dalal ci TMS TV. dëgg la salaamaaleykum Moustapha Anta maa ngi leen di nuyu bépp téléspectateur TMS TV waaye di beral nuyu kii di xalif général Pulu Jinne yi di ci Alaaji Thierno Moule Sow di féddali sunu taalibi ci moom waaye ak sunu kóllëre di ko nuyu di la gërëm di la sant yow Moustapha ak Anta ci dalal bi ngeen xam ne tey dalal ngeen ñu ko tey ci fii ci kër gi. alors jërëjëf soxna Oumou kon defe naa sax ci yow la ñuy dooree thème bi nag tey wàllum càcc la ak wàllum agression ci période feetu tabaski xam nga ni nag tabaski bi li ci des presque ay fukki fan ak juróom ñoo des gis nañ ñi nag fan yi dëkk bi yëngu noonu lool sàcc yi jóg nañ ñiy agressé également jóg nañu pour rek lu ñu am ma la doon laaj ci xam-xam bi nga am macha allah ak li ngay bàyyi xel actualité nan nga gisee wàllum sàcc yi fii ci Sénégal ak wàllum agression yi ci période tabaski bi. d'accord Moustapha sàcc déjà tas yaakaar weesuwul loolu ndax jël sa alal teg nit ñëw gën la kaa soxla ne ko doo ñit yóbbu loolu dara gënu koo metti te sàcc balaa ngay xam ne mu mettee sax mu dal la ndax personnellement man dama daan yërëm sàcc buñ ko daan dóorax yooyu waaye buñ la sàccee sentiment d'insécurité bi ngay nekk waxuma la sax sa alal bi dem mais tiit gi ngay tiit ak insécurité bi ngay sentir loolu bu la dalulee mënoo koo xam sàcc nag nekk lu doy waar loo xam ne du yëfi gor du yëfu jullit du yëfi doomu aadama ndax nit ku nekk waroo kaa gën a soxla alalam rawatina ci période bi nga xam ne mooy tabaski te ku ne tabaski xam ne ñun amuñu fête bu gën a rëy fête bi tabaski daanaka dañ koy waajal pendant des mois te mois yooyu nga am pour waajal fête bi ba jënd li nga soxla teg ko munoo fi amaat temps matériel pour dajalewaat fi lu ni toll mooy ko kon buñ la sàccee yow waxuma la sax yàq nañ sa feetu waaye sa feetu njaboot yëpp yàq nañ ko ndax tey di ku jënd sa xar ñu sàcc ko maa ngi dégg ci ñuy ne dañoo sàcc ay xaru sunu benn naataangoo di Lamine Samba ñu sàcc ay xaram Lamine Samba benn ñu sàcc dañu sàcc xaram période bi xam nga yaakaar bu tas weesuwul loolu waaye tamit ñàkk doylu ak ñàkk màndu mooy tax tamit nit teg alalam nga gën ko koo soxla loolu moom lu ma ñaawlu la Moustapha jërëjëf soxna Oumou kon soxna Anta gis nañ ni période bi marché yi dañuy yëngu macha allah alors ñu ciy gis ay mbir yu doy waar nag rawatina ci jigéen ñi nga xam ni lu ëpp ci càcc ci marché yi gars yi nee nañ ñoom lañ surtout nag jëm ci cheveux naturels yi nga xam ni dafa cher macha allah. maa ngi kontaan ci question bi en fait li ma gis mooy que dem nañ ba jamono moom moo yàqu ndax bu ñu demee ñi nga xamante ni ay way góorgóorlu lañu dajale parce que tu vois des femmes yoo xamante ni bu tabaski bi jàllee dañuy def bopp natt rien que pour satisfaire seen njaboot kookee nga xamante ni amul lu dul loolu nga dem ca marché ba doññi la mu am ki nga xamante ni épargné woon na tuuti pour tabaski bi mu jaay dara gënul tas yaakaar la mu waroon dajale pour jaay ko nga ñëw doñ ne ko doññet yóbbu je dis que sàcc lu bon la lu ñaaw la rawatina nag ci période bi ñu toll di période tabaski nga xamante kuy julli moom mooy sa événement mooy sa fête nga war ko feete ñu yóbbu li nga yor ñaaw na te ñoo ngi koy ñaawlu di ko nakaaru ñu ngi koy ñaawlu di ko naqaru waaye man li ma mën a wax ci loolu soxna Anta soxna Oumou mooy defe naa ni parents yi am nañ ci part de responsabilité parce que bu ñu delsee ci ginnaaw bi ñu gën a nekk xale defe naa ni même bu wàllum sàcc amaan
defe naa ni du comme situation bi ni mu demee léegi. mu mel ni jamono ji dafa am lu ñuy wax crise de valeur. maanaam adduna bi na mu meloon. dafa soppeeku donte sax adduna bi soppeekul mais nit ñi ñoo soppeeku léegi ci comportement yi ak ci jikko yi. rawatina nag événement bu ñuy wax tabaski. nit ñi jël ko daal di koy yenu ba bëgg a def loo xam ni mënuñu ko. mais ñu dem également ba nga xam ni ñenn ci askan bi moo xam rawatina sax góor ñi bëgg nañ am tissu wala bëgg jënd xar te nanguwuñu liggéey. teg ko ci facilité. kon jàpp naa ni ci foofu laay introduire sax soxna Oumou. est-ce que nekkul li gën a lawal wàllum càcc au Sénégal est-ce que nekkul question de facilité wala manque d'emploi au Sénégal maanaam réew moo xam ni tey liggéey dafay jafe ba tax jeunes yi amuñu benn solution lu dul sàcc. déedéet d'accord ma parce que sàcc Moustapha dara mënu koo justifier. ana ngor. nit day ñàkk mais dafa war a dese ngoram. nit dafa war a doy. maanaam dafa war a digne. dignité. nit dafa war a am dignité loo ñàkk-ñàkk nga des ak sa dignité parce que ngor mooy loo xam ne dafay nekk ci nit ki. tey jii gor lu mu am daf koy doy soxlawul alalu jàmbur gor dina xiif ñu tegal ko ñamu jàmbur du ko lekk ndax bugg ko luñ ko joxul wala lu mu moomul soxlaawu ko. mais sànq da nga ni est-ce que du la faute aux parents. parents yi am nañ ci wàll ndax tey jii yenn nit ñi sàcc seen parents yi ñoo leen teg pression yan leen lu ñu àttanul tabaski baa ngi ñëw jox ma xaalis jëndal ma xar jëndal ma lii te mu leer la ne kii amul fu mu koy jëlee nga teg ko pression di ko chantage ci àqu waajur dëgg la àqu waajur am na waaye doom tamit dafa am àq te doom nawle la boo jëlee sa doom yow nga ne sa doom mooy defar sa àdduna kenn bañu ko waaye ci kaw mu mën ko mais boo ko tegee pression ngir wujje wala ngir voisin yi wala ngir toppandoo koo xam ne que loo xam ne dafa jot ginnaawam te yow sa loxo jotul sa ginnaaw mais bu fekkee ne moom dafa topp bëgg bi mu la bëgg yow mi yaayam wala yow mi papaam dana dem def loo xam ne mënu ko ngir rek pour satisfaire la te man dama gis ne xale yi dañ leen war a yërëm parce que c'est vrai que xale yi am nañu devoir ci seen parents yi mais parents yi tamit nañu yërëm xale yi ndax ku amul wax dëgg yàlla à l'impossible nul n'est tenu nañu yërëm xale yi te jigéen ñi tamit ñu doylu parce que fête bi man dama gis ne li ciy farata nit ñi sonnuñu ci loolu farata gi mooy lan boo ko amee yàlla sax teguñu lu ñu mënul soo ko amee nga rey gàtt te gàtt gi lan la wax ne waxul xar rek ku amul xar mën nga rey leneen ba ci ginaar xam nga kon yàlla teguñu lu ñu mënul mais soo bëggee yow fête bi nga jënd ci gestionnaire fay ci ñaw jënd xar bu 200 000 lépp lu ne nga dugg ci génn ci pour benn fête nekkatul affaire fête affaire puukare lay doon maanaam yaa ngi def loo mënul def loo mënul moo andi yenn yëpp tey ji soxna Anta wax na ko marché HLM boo fa demee mais jigéen ñi ñooy sàcc te gis nañ fii ay traitement yu dégradant yoo xam ne teg na leen ko te ñoo ko teg seen bopp ndax boo leen fàttalikoo daaw am na benn vidéo bu doon circuler benn femme bu sàcc ñu futti ko ba mu set teg ko ci biti di ko filmer di partager vidéo bu ci internet ak lu mu mënoon ti sàcc toroxal googu ñu ko toroxal est-ce que jar na ko nga gis yeneen vidéo parce que léegi magasin yëpp am caméra de surveillance nga gis ñu teg vidéo yoo xam ne ay femme boot jigéen nga boot xale ba noppi ñëw di sàcc xale boobu su màggee di sàcc lan la ko nit di mënal lan la ko nit di mënal mooy crise de valeur yi jom moo amatul nit ñi jiital nañu alalu àdduna waaye tamit alalu àdduna ak puukare jaral na leen sax jaay seen ngor ndax tey ji ku sàcc ñu jàppale tëj la ci kaso bi ñi nekk ci kaso bi kenn gënu leen waaye ku sañoon doo fa dugg ndax gor foofu du place am nattu nag dina am waaye lii moom du nattu ñoom ñoo ko sàkkul seen bopp man nag sàcc moom wax dëgg yàlla xaw ma kañ leen daan yërëm waaye dootul léegi de lu leer laa la wax sàcc daal maanaam jarul yërëm déedéet day tas yaakaar alors soxna Anta dégg nga lii soxna Oumou wax alors soxna Anta dañu gis période bi góor ñu baree bari maanaam dañuy sàcc pour joxe xar walla pour joxe ay tissu jëm ci seeni coro est-ce que nekkul ni xale yu jigéen ñi ñooy pousser góor ñi ñuy sàcc
je me dis que xale bu jigéen bu poussé góor ba mu dem di sàcc kooku melul na mu war a mel parce que ku responsable kan la xale bu jigéen bi wala ku góor ki ku jigéen ki bu de moom kooku damay nay kooku amul xel mais ku jigéen góor ki tamit amul fulla parce que je me dis que étant homme yow mi war a diriger boo demee ba góor jigéen di la pousse naan la sàcc kon yow war nga xoolaat sa bopp te tamit jamono dafa soppeeku doxinam soppeeku ku takkuwul rek doon jàmbaar musiba dina la dal kon nag foofu laay jeexalee ma ne sànq parents yi ngeen dégg nga wax crise de valeur man je me dis que ni ki nga xamante ne ni moom moo war a yar muy jigéen parce que lu waay gàtt dégg xam ne jigéen moom mooy yar kooku bu melul na mu war a mel musiba dal te musiba bu dalee nag mooy indi lu nekk ci société bi est-ce que waaye nag dagguma leen waaye Soxna Anta mbëggeel capitaine borom la de en fait waaw je suis mbëggeel capitaine borom la maanaam mbëggeel bi mën na la maajloo ba nga def loo xam ne bëgguloo ko def loolu day am wala tey jii ku am sa jeeg ca kër ga bëgg ko lool mu teg la loo mënul sañoo koo bañ di nga dem lepp wala nga jéem a góorgóorlu wala nga jéem mais ba tax nga dem di sàcc quoi non dafa ni rek xam nga c'est pour dolli ko ndax dafa ni jigéen bu pousse góor pour mu sàcc kon góor googu noo ko waxee il n'est pas responsable waaye xam nga liñ naan l'amour rend aveugle xëy na moom mbëggeel la ko jiital rek justifié wu ko nag waaye yenn say mbëggeel dina def loo nit loo xam ne mënu ko je pense que ni yow mi nga xamante ne ni yaay góor yow yaa war a jiite kër gi yow yaay kilifa kër gi bien vrai que ni jigéen bëggeel def loo la nit lu nekk war na dalal jigéenam war na ko defal war na ko def mais bu ko amul war na taxaw jël ànd ak fitam ne ko mënuma te su ma mënul duma def ëllëg luñ may joxoñee wala ëllëg njaboot gi luñ may xeebee waaye est-ce que yar ko ci kër gi warul woon jiitu mais xam nga tey jii ku am soxnaam yar ko ci doylu yar ko ci mu yem moom fi dooleem toll je pense que kooku bu ñëwee problème sax du am parce que au quotidien ñoom ñu ngi dund ay problème yoo xam ne dañ koy régler ndax soxnaam doylu na xam na fi doole poche yu jëkkëram yem donc du ko teg dara loo xam ne mënu ko man je te rejoins parce que dama ne la il n'est pas responsable képp ku responsable da nga yar sa soxna ni ngay yaree sa njaboot noonu ngay yaree sa soxna ba mu topp la ci sa bëgg-bëgg wala ba mu topp la ci sa am-am ngeen yemale seen bëgg-bëgg bu ko defee da ngeen di dund tranquillement waaw loolu day alors soxna Oumou da nga wax sànq aussi lu am solo nee nga aussi nit ki fu mu toll war na di sàmm di ñitteem kon defe naa ni jigéen aussi warul mën a puus góor rawatina sa soxna puus la ba nga dem di sàcc xar parce que souvent dañuy gis même ci daral yi ay borom kër yoo xam ne dañuy dem sàcc fa xar pour tabaskee ko donte kenn du ko xam soxnaam du ko xam kenn du ko xam mais moom ak digganteem ak borom day xam ni dafa sàcc xar bi pour tabaski waaw loolu nag yàlla nañu si loolu yàlla xam nga ni musal loolu bëri na nag yàlla nañu si yàlla musal ndax sàcc xar pour tabaski est-ce que dagan na waaw mais xam nga ñoom xam nañ ko mais dañ koy def waaw mais loolu c'est un problème yaa ngi lor sa xam nga ni déjà moom xam na ni amul tabaski mais da koy def rek pour la forme nit ñi pour puukare àdduna rek moo leen ciy pousse waaye nag damay delluwaat si yërmande rek xam nga nee naa way jur yi nañu yërëm xale yi bañ leen teg lu ñu mënul mais soxna itam nañu yërëm seen jëkkër yi te xam ne nekk père de famille surtout fi réew mi toll ni dafa metti trop bu njëkk ba da nga daan dëkkax nit nga gis tabaski jot mu jël jabootam yëpp ñu dem tabaski gi seen kër yaay wala ñu dem tabaski gi seen kër beneen mbokk ci sutura ba guddi nu ñëw kenn du leen xamal dara yow da ngay jàpp ni rek dañoo dem seen ay mbokk pour passer la fête en famille fekk dañu amul xar ñu dem wut fu ñu bokkatu tabaski fa ci sutura ba ngoon nu ñëw te benn fan la su passé na ñëpp fàtte donc je me dis jaru fi dugg ci yenn yoo xam ne dalay andil problème wala nga fiy leb ay yenn leb yi wala jënd xar moo xam ne yow da nga koy lekk sax doo xam lu muy saf ndax sa fit a ngi maas yaa ngi xalaat foo koy fayee loolu dara jaru ko fi suñ borom daal yombalal nanu ko na ku nekk am def lu mu mën soo mënul jënd xar mais nga jënd xar bu jigéen bëy ak yooyu yëpp gàcce amu ci dégg nga bu fekkee ne loolu tamit nag mënta nekk ba mënta nekk wax dëgg yàlla nga dem jënd sa xar jënd sa ndawal soo peesee xar bu ñu dagg teg bu ñu nu mag bu ñu rendeek yëpp a ci bokk yam ndawal la nga tabaski ni ñëpp nga tabaski ni ñëpp ki sutura te xam nga xale boo ko yaree ci loolu moom du def xar obligation parce que day gis ne tabaski jot na lekk nañu comme ñëpp donte reyu ñu xar donc moom du nekk loo xam ne problème lay doo ci moom donc loolu je pense que yar sa njaboot tamit loolu daf ci participer loolu defe naa ni am na solo alors ba léegi ci cas de vol yi ak cas agression yi gis nañ Sénégal tey nit ñi seen fit dalatul
presque am na yenn heure yu baree bari kenn ñemeetul génn ci yenn mbedd yi. mu mel ni agresseurs yi aussi dañu jël otage dëkk bi. boo xoolee fan yi côté Grand Yoff gis nga presque fa la mbir mi gën a wulee ñaay. alors foofu état bi nan la war a taxawee ci cas d'agression yi wala population bi ñoom it aussi nan lañ mën a taxawee pour maanaam saafara mbir moomu soxna Anta. état bi dafa war a renforcer sécurité bi. parce que dëkk feew xamante ni boo tëddee sa fittu daal amatul sens. te ñoom rek ñoom ñooy jiite ñëpp. kiy jiite nag bu melul na mu war a mel tooñ. mu mel na mu war a mel mooy waral que ni mu daal di teg foo loo xamante ne ni képp ku xam ñi nga xam dañuy sàcc. nga am na ñoo xamante ne guddi bi bu jotee ñoom ñu ngi toog foofu ñu ngi tux lu bon ñu ngi naan ñu ngi def yenn yi. koo xamante ne ni moom il n'est pas conscient ci li muy def parce que boo demee bay utiliser yéen yow conscience amatul foofu. état bi moom moo war a jël ay responsabilité bu jëlee ay responsabilités ñii des fois nga gis ñoo xamante ne dañu rey nit. ñu gracier leen. loolu tamit problème la. parce que ni récemment ki ñu rayoon ki rayoon kii bi nu mu tudd Guinée Bissau. Bissau Guinéen bi ñu rayoon foofu bi rayoon foofu. la congolaise. waaw kay mooy mole bi ñu rey. waaw mais ki ko rayoon moom nationalité Bissau Guinéen la. waaw kooku bu ñu xoolee ba si biir dañ ne dañ ko gracier. xam nga il est temps ñu defaraat. moom te moom dafa defoon crime de sang. waaw ñu gracier ko. tamit te ci grâce nee nañ ku def crime de sang kenn warul la gracier. du yoon. léegi ñooñu noonu nag état bi bàyyi leen ñu génn danger bi di gën a yokku. ñi nga xamante ne ñoo war a aar suñu sécurité bu ñu demee bi nga xamante ne lijjanteetuñu sécurité catastrophe la ñi nga xamante ne nii nag ñoom ñoo nga xamante ne ñoom ñoo ñi fa dëkk ñu xool heure yi ñuy dugg parce que mënatuñ ci dara. ñoom mënatuñ ci dara puisque état bu deful li mu war a def. dëkkuwaay ñoom ñi nga xamante ñu xool heure yi ñuy jug heure yi ñuy dugg parce que tamit nag. ñun ñëpp kenn muccagul. bu kenn muccul nag nga jéem a xool naka ngay rawee état bi dimbali ñu sécurité bi ñu renforcer ko moo gën yenn yi. jërëjëf alors ma bëgg nag fi ñuy jeexalee émission bi bi ñu waxee jafe-jafe yi il faut que ñu essayer xool lan moo war a nekk solution yi. est-ce que tey soxna Oumou soxna Anta est-ce que solution bi tey est-ce que nekkul njàngale Alaaji Thierno Moule Sow. Quand je prends l'exemple de Alaaji Thierno Moule Sow dañu gis moom citoyen sénégalais modèle la ne ci réew mi yàlla suñu borom may ko mu munoon toog def ci poosam ak ay waajuram ak ay waa këram mais moom deful loolu mi ngi créer ay emploi donc kooku mi ngi participer ci développement réew mi mais yemul foofu gis nañ période tabaski ak korité day jàppale askan bi moo xam ci ñi koy liggéeyal wala ci askan bi da leen di jàppale ci wàllum xar ci wàllum ay tissu jasner yu ñu tabaske gis nga defe naa fan yi génne na fi ay millions yu baree bari presque kuy liggéey ci Thierno Moule Sow kuy liggéey waxuma sax TMS bi mais képp kuy liggéey ci Thierno Moule Sow ci clinique bi këram ñëpp la maanaam solol ay yére tissu jasner ci tabaski bi xar yi aussi ñu baree bari dina leen jox ñii dana leen jox aussi ay enveloppe mais même ci sénégalais yi ñi nga xam ni seen loxo jotul seen diggi ginnaaw dana leen jàppale. dëgg la gis nañ Alaaji Thierno Moule Sow aussi également ci volet social bi këru diine yi képp ku xewle ku am événement mu génne ay millions dugal ci loxoom. est-ce que njàngale moomu tey waruñ di ko jël di ko fësal ba tax sénégalais yi nga xam ni yàlla da leen may ñuy copier ci Alaaji Thierno Moule Sow pour mën a participer ci pauvreté bi nga xam ni moo am Sénégal ba tax nit ñi dootuñu xalaat sax dem di sàcc ji. Moustapha li nga wax dafa di dëgg gu leer nañ Alaaji Thierno kenn du moom ndax dañ ne xol mooy joxe te moom mooy borom xolu jamaa bi kooku c'est la générosité personnifiée lu mu am bokk nag ak jaam yi ba ci ñun taalibeem yi nga xam ne ñoo ko war a jox sax xaarul ñu jox ko daf ñuy jox fu ñu toll koo xam ne boo ko gisee sa xel dal dañuy ñaan rek yàlla nañu ko yàlla fayal te may ko gudd fan gu ànd ak wér moom Thierno Moule Sow waaye gis nga waxuma la sax fësal li muy def doyul dañ kaa war di topp ndax tey jii ci dëkk bii ñi fi nekk ay milliardaires ñu leen koy waxal boobu bëri na waaye li fi sëñ Thierno Moule di def moom rek moo ko fiy def ndax li ma wax xol mooy joxe xëy na moom xolam moo rëy xolam moo ni toll ba lu mu def xeeb ko moom xaarul événement xaarul fête ci def lu baax la dëkk léegi nag ñi nga xam ne dañoo yor ngal nañu xool ci li Serigne Thierno di def ñu def noonu ndax tey jii boo gisee néew gi doole nga solal ko basin jox ko xar mbaa nga yëkkati enveloppe jox ko
yow waxuma la sax mbégte gi nga koy bégal ak noppal gi nga koy noppal waaye yaa ngi liggéeyal suñu borom te kooku bu la ñaanalee ci xolam la koy tibbee te billaahi ñaan boobu day dal donte sëñ bi yàlla da koo teral ba noppi macha allah waaye dafa di rek xol bu sedd rawatina si ñun ñii ki taalibe moo tax nga suñu sëriñ dañ koy tiitaroo ndax dafa neex a tiitaroo nag daf ñuy sagal saa su ne ndax tey moom mooy sëriñ boo xam ne boo ko gisee daal sa xel day dal sëriñ boo xam ne yóbbuwul sa fit ci jox ma sëriñ boo xam ne balaa nga koo jox sax mu jox la ñun dañ koy ñaanal gudd fan ak wér doomu ajaratu Mariama Kamara billaahi ni ko ngoone di waxee doomu ajaratu Mariama Kamara boobu yàlla na nu ko yàlla fayal amiin di sant suñu borom bu baax nag lim ñu boole ak moom ndax réccu wuñu benn yoon li ñu ko doon xamee réccu wuñu benn yoon li ñu nekk taalibeem waaye tamit di wax ne exemple la ci réew mii exemple la ci réew mii duñ ne nag kenn na ko tàllal loxo ndax moom xaarul kenn jox ko moom lu mu am mu ngi koy génnee ku ko jàppale nag mu jël ku ko jàppale mu jël ndax kuy def lu baax buñ la ne waa góor sax daf lay dolli fit te moom xaaru ci kenn nag xaaru ci kenn waaye daal ku ko jàppale mu jël ndax ñun ñii yéene nañ ko loolu waaye di wax rek na ñëpp def ni moom bu ñu defee ni moom neew ma càcc gi dina jeex de waaye dina wàññeeku macha allah dina wàññeeku bu baax a baax a baax macha allah na ñëpp def ni Alaaji Thierno Moule Sow defe naa ni question bi ma ko laaj même question laa lay laaj man fi ma gën a am ki ëpp important ci sama côté fi ngeen waxee mooy le fait que mu créer entreprise am di jàppale ay nit parce que je dis souvent que nit kenn du ko sarax da nga koy dimbali nit weesuwul nga jël ko mu lay liggéeyal il gagne honnêtement sa vie mu koy liggéey di ci am ñàkkam la dafa koy ñàkk di ko liggéey ba am ci li mu am donc moom bu ko neexoon du ko def su ko neexoon du ko def comme que moom mii def na entreprise am ut ay nit ay ndaw surtout ñuy liggéey xam nga ni ku am liggéey di xalaat weer doo sàcc parce que j'ai un exemple parfait benn waay dafa nekkoon fële Pikine léegi ñoom seen kër ñëpp dañuy sàcc dañuy mandi léegi bi ñu seen kër ñëpp dañuy sàcc dañuy mandi yaa ngi parce que guddi xale yu jigéen yéeme na de xoolal xale yu jigéen ñi sa guddee dañuy jaay seen bopp mais yàlla ñooñu ku leen jur bon yàlla moo leen defal sutura benn jour daal ba ñu am ku seen kër bi ñu daal di koy jaay bi ñu ko jaayee état bi jox leen xaalis bu bëri bi mu leen joxee xaalis bu bëri ñu doon déplacé waaw bi ñu leen joxee xaalis bu bëri ñëpp góor yi fa nekk yëpp ñu yóbbu leen Europe tey kër googu noonu kenn sàccatu fa kenn jaayatu fa sa bopp des fois pauvreté dafay ànd ak nit boo fekkee àndoog sa sago pauvreté mën na la dugal ci lu nekk mais ki nga xamante ne nii bañ na mais est-ce que c'est une raison pauvreté nga c'est déggoo li ma la wax boo àndul ak sa sago parce que sago yombul maanaam ànd ak sa sago maanaam c'est-à-dire que muñ dignité gi rek dignité gi Moustapha doon wax mooy dellu si gis nga ngor mooy nit bu amul ngor rek niteem day des léegi kooku noonu àndul dignité àndut ak sagoom mënul muñ tey ñu jox ko loolu ba léegi mën na téye boppam kon Thierno Moule Sow mu créer entreprise di dimbale ay jeunes ñuy gagner seen vie di ci jàppale seeni waajur dañ naan ko ngàcca ngaalaama moom waxal de soppalo aar da borom nag ak meew yi ngàcca ngaalaama koo koy borom manger boire góoru la reine madame Sow bàyyi Prince Moule ñoo ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant Sow liggéey bi rafet na dañuy ñaan yàlla na yàlla eggale lépp amiin yàlla na yàlla mottali parce que ku def ko wax la bëgg te dafa def il le faut ñu wax Moustapha yow tamit dañuy rafetlu sa taxawaay jërëjëf ndax yàqoo kër gi benn yoon jërëjëf yaa ngi dalal nit ñi yaa ngi coaché xale yi vraiment nekk njiit wàcce sa bopp koo gëj a gis sax yaa ngi taxaw jàmm santeeg moom yow tamit yàlla na sa jàmm yàgg vraiment sa taxawaay ci kër gi rafet na trop yow moom yaatal nga yéen ñu baax ngeen Moustapha sant bi rek laa bëgg a changé nag def ko faal de waaw faaleen gi daal waaw mais ñun yaatal moo ñu war xam nga ku ànd ak Alaaji Thierno Moule Sow déjà li ma leen wax sànq njàngaleem déjà boo ñëwee rek da ngay jàng ci moom lu baree dalay yar gis nga njàngaleem dem na ba ci émission li ci Guinée xam nga ni foo mën a nekk ci àdduna loo am ci problème muy rab wala jinne wala jafe-jafe boo mën a am Serigne Thierno Moule Sow dana la jàngal à travers émission li ci Guinée ca la mu ciy wax ba yow problème boo mën a am di nga xam nooy def ba saafara ko dagguma la sax waaye ci li ci Guinée man dama koy suivre waaye yenn sàcc yi tamit ñu bañ leen gaaw a condamné parce que leeral na ne yenn saay jinne dina dugg nit di ko def loolu ni mel dëgg la waaw loolu yëpp am na waaw yenn saay jinne dina dugg nit di ko def loolu ni mel waaye sant yàlla bi mu fi nekkee dimbale ñu ci ñoom ndax moom rekk mën ci ñoom dara macha allah c'est le xalif waaw c'est vrai kon defe naa ni waxtaan bi nag
macha allah neex na am na solo li ñuy wax nag lu duuf yëpp xajul ci nag bi kon soxna Anta ma bàyyi la nga tàggoo avant may delloo soxna Oumy kàddu gi rek. kontaan ci invitation bi doon gërëm mbokk internet yu TMS TV. jiital nag gërëm bi kilifa kër gi. di le xalif général des jinne muy Thierno Moule Sow kontaan tamit ci feggoo gi ma feggoo ak yow. ak soxna Oumy macha allah kontaan na. xanaa ndóoy bi rek moo ciy problème de. moom macha allah rek laa koy wax na dul dara que ni am na lu ñu rootee ci moom. te lu ñu waxtaan bi am na solo jërë ngeen jëf. soxna Oumy. jërëjëf Moustapha di gërëm di sant di la gërëm di la sant. merci di gërëm di sant Anta. di gërëm di sant aussi équipe technique bi ak Sarata. Aïdara Chérif ñoo ngi lay ziar bu baax. di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi xëy fii ci TMS. waaye di gërëm di sant mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy suivre télé bu mag bii amuñu seen fay. amuñu seen fay ndax bu ñu toogee di seetaan télé bi ñu ngi dooleel suñu sëriñ. kon yàlla na seen jàmm yàgg. waaye itam képp koo xam ne am nga ci soxla wala yitte ci sëriñ bi yàlla na ko yàlla yombalal di gërëm di sant tamit alaaj Thierno Moule Sow di gërëm ñëpp di wax nag yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am xaru tabaski waaye yàlla na ñëpp tabaskee ci jàmm ci barke Thierno Moule Sow barke Thierno Moule Sow barke Thierno Moule Sow. jërëjëf soxna Oumy alors kon dañuy santaat bu baax a baax le khalife général le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king ou bien the king of the all the king. di ko wax Pulo Sow di alaaji Thierno Moule Sow di ko ñaanal gudd fan ak wér-gi-yaram alaaji Thierno Moule nag kenn amul fayam dañ koy bàyyee ak yàlla suñu borom di ñaanal aussi madame Sow la reine di la princesse mi nga xam ne aussi mi ngi ci wetu sëriñ bi di defar ba mu am solo di ñaanal aussi prince Moule mu dem ba sut ay waajuram di ñaanal aussi soxna Oumou di ñaanal soxna Ajaratu Mariama Camara alors mu nekkoon seen émission Petit Matin tey nag comme ni ñu amee habitude di ko def ñu àndoon ci ak le grand caméraman wala les grands caméramans di alaaji Pape Diagne ak alaaji Mbaye Pape Diagne di borom Kër Massar Mbaye di borom Louga alors émission bi nag tey ki ko réalisé mooy soxna Sarata Aïdara thème bi également moo ko proposé ñu am ci mbégte aussi kontaan ci lool kon di leen jox dig daje ci yeneen i waxtaan jërë ngeen jëf